voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañu suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu ñëw ci daanaka Thiès la ñuy delluwaat ndax yàgg nañoo waxtaan ci foofee jamono yi nga xamee ne day rab lool fi nu toll nii te yëngu na it ak tey nag ñu daal ak dalal ki nga xam ne moo di Ousmane Diop nekk koo xam ne kii xëy na France nga nekk naturellement mais comme yàgg nga fa mais yaa ngi fekk baax Thiès am fa ay bokk di xëccoo yi tamit ci élection yi nekk itam mën naa la tudde sociologue parce que études yi nga def ci wàllu sociologie la waaye dégg naa bi nga nekkee étudiant nekk ci lycée yeeg yu demee noonu xeex bu ne dugg nga ci yaa ngi ñoom lu sababoon loolu bala ñoo tam lu sababoon loolu nga nekk ci mouvement estudiantin xeex fii ay parti socialiste fii Ousmane lan moo la pusoon ci loolu. asalaamaaleykum Maodo. maa ngi sant yàlla. ginnaaw bi ñu mayee. ñu dellu si fii ci réew mi. ak jàmm ak salaam. ndax toog nañ ak giir. teguñu suñu tànk fii ci Sénégal. kon bu nu yàlla mayee ñu ñëw fii dellu si fi. ci jàmm. dañ koy sant yàlla. d'accord di nuyu waa Sénégal. di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi. ak cosaan yi. ak fépp fu jullit nekk ñi ngi sant yàlla di màggal weeru gàmm wi ñu nekk. ok waaw mais yëngu-yëngu yi nga daan yëngu léegi daal nga sa wala léegi. waaw Maodo parce que loolu ñu bare bare naan Ousmane ak mënoon a xeex ci affaire yi jiite fii mouvement yi fii nangam c'est vrai que boobu étudiant nga woon mais nit ñi il faut ñu xam Ousmane Diop yooyu moom saa yi léegi xanaa parce que même xanaa doo ko yóbbu ci ëttu politique bi wala Sambay bàcc rek. du Samba du bàcc Maodo. Ousmane la. Ousmane d'accord. xam nga Maodo. man dama mus a am lu ma gëm. ndax boo nekkee tout tànk. ñu am valeur yu ñu la yare. nga am foo bokk. am looy jomm. dafa am loo xam ni foo nekk da lay wuyu. ndax nit ak jikkoom. da ngay ñaan mu doon jikko ji rafet rek. nit ak yaram da ngay naan mu doon yar bu sell. ñun danoo nekkoon élève àndandoog suñuy moroom élève bu nu musaana wax ni lii la ñuy def ba waxtaane ko ci foyer bi muy CM Amadou Kolo Diop muy lycée muy lycée Malick Sy de Thiès wala muy université bu Dakar wala muy association des stagiaires étudiants sénégalais de Toulouse wala muy Grand Sud donc bi nga xam ne moo regroupé woon étudiants yi nekk France yëpp au sud de la France man suñu musee waxee ba tënk dara man ci loolu lay wëy xëy na nag di nga nekk ak say moroom ñu am lu ñuy bañ ñu bañandoo ko ñun wax ni dañuy bañ par exemple ma joxe exemple jamono bi ñuy nekkee lycée Malick Sy man ak ñoom docteur Babacar Diop ñi ñoo fa nekkandoo woon alors à l'époque li ñu doon wax mooy lycée Malick Sy bii doonul lycée boo xam ni mën na accueillir à l'époque daanaka région bi yëpp département bi yëpp fan na daan jànge donc ñuy réclamer lycée Amadou Ndak Seck bi bees bi ñu am daanaka ci loolu la woon ñuy réclamer aussi ak yeneen jumtukaay yoo xamante ni war nañu ko mën a am léegi ci loolu dafa daan tombeek ay élection du jub wala muy ñu nekk ci ay xëccoo yooyu su ko defee coow lu ku nekk ñëw di am koo fay nii léegi ñun nag dañ doon refuser la mainmise bëgguñu woon la mainmise bleue ou verte affaire yooyu à l'époque c'est socialiste yi la woon ak benn côté bi waa le PDS alors loolu lan daan bañ léegi ñun danoo doonoon noo xam ni amuñu woon étiquette politique à l'époque loolu taxoon na bu musaana wax dara pare da ngay gis ay gone yu jóg dem giseek teg politiciens yi pour ñëw imposer dara waaw ñu dem liñ loolu moonu taxoon sax après gaañu yi ci daan am ak yooyu nga daan dégg ak affaire yooyu bañ rek la woon waaw loolu ci tënk daal loolu la woon bi nekkee université tamit donc ñoo fa nekkandoo woon ak l'actuel ministre des Sénégalais de l'extérieur Moïse Sarr donc ñun ñëpp ñoo fa nekkandoo woon donc Diatara amoon mi bu kii bi nekk Yankoba Seydi voilà après ay ñoom Abdou Mbow nekk ci beneen côté bi ku nekk am say tendance waa âge yi tamit amoon seeni tendance liste rose ñi am liste jaune ñun ñu nekk liste blanche et cetera donc ci loolu lañ doon yëngu quoi
léegi ñun sunu yëngu yëpp ci li nekkoon mooy bañ. waaw bañ nag moo waaw voilà du bañantu quoi maanaam bañ ko noot étudiant bañ ko noot élève donc bañ ko noot doomu aadama ci loolu rek la woon. d'accord ci loolu bi nga ñëwee ñu xam ne def nga études yu mag a mag ci wàllu sociologie et tout ça mais fi mu toll nañ ñëw ci aari kalaj ji xam nga Thiès dafa nekk béréb boo xam ne bi dans l'histoire politique du Sénégal toujours lay jax lañu sax parfois sax ñu tuddee leen ville rebelle Abdou Diouf ñëwoon na fa ay années ci gannaaw mu tuddee leen jeunesse malsaine et tout affaire boobu metti woon na leen lool mais bon loolu c'est du passé léegi ci loolu suñu gannaaw la féete Thiès dañuy dem ci élection yi ci janvier 2022 yow ay jamono ñëpp xamoon sa diggante ak Talla Sylla diggante Idrissa Seck ak Talla Sylla dégg nañ la ci taxaw nga ci Thiès Nord gis nañ na nga fa taxawee gis nañ coalition yi am nangam ak nangam bon ñu jékki-jékki ne bu xeet ñun Ousmane Diop nag boo defu ndànk léegi day dem ci làmb boppam bon est-ce que loolu surprise la wala da nga koo togg ba mu ñor et puis est-ce que loolu yaakaar nga ne mën nga cee génn parce que Thiès du miir bu ñuy bëkk rek jàll da foofu noonu. Maodo li nga mujjee wax laa lay tontu. est-ce que mën naa cee génn. oui Maodo dama lay waatal ni man Baye Fall laa. yaakaar nga ko. dama lay waatal ni. man Baye Fall laa te Baye Fall luñ ko sasoo mu liggéey ko. dem rek dem ci dëgg. ayca kon ci wàllu politique damay dalal sama xel ndax Thiès Nord bi ngay wax man fa laa dëkk et fa laa milité. Maodo ñaar fukki at wala lu ko jige manqué ay weer dama koo nekk bitim réew. Maodo bu nu demee ban may téqaleeg ñi nekk ci réew mi ñaar fukki at wala lu ko ëpp ñoo xam ne ñi ngi fi toog buusewuñu may xëccoog ñoom benn gox am fa la ma fa am mel fa na ma fa mel kon bu ma toogoon ci réew mi fu ñu jëm ñoom kon liñ ciy jàngate mooy man bàyyiwuma sama ginnaaw bàyyiwuma sama waa gox man Thiès Nord laa dëkk fa laa defee sama lépp ci gox boobu Maodo élection musuma fekk bitim réew. toujours bu élection ñëw te da ma ne sama centre de vote musul changé. da ngay ñëw voté si dara la ko jaral. ma ne la dama doon wax à l'époque bu doon politique dañ ciy ngénte dara sax damay ñëw ci ngénte li. mais lan moo la motivé mais Talla Sylla defatu leen mais lan moo dox sa diggante ak Talla Sylla l'actuel maire de la ville de Thiès. parce que dafa su ma la comprendre dafa mel ne war nga ko ginnaaw. wala boo ko wonul ginnaaw it bokku leen lu ak langue. bokkuñu langue politique ci jamono ji ñu toll. bokkatu leen ko. bokkuñu langue politique ci jamono ji ñu toll. d'accord waaw. Maodo. mais am na lu ko waral quand même. li ma mën a wax Maodo. mooy li nga ma laaj ma xamal la ni la jamono ji ñu toll bokkuñu langue politique. yaa Talla Sylla defu leen ci langue politique mun àndu leen. jamono jii ñu toll fi may wax ak yow nii. oui bokkuñu langue politique. bokkoo tamit ak langue politique Benno Bokk Yaakaar si je te comprends. Maodo ci jamono jii ñu toll nii. li nga ma laaj. ci Talla Sylla ak man. dama lay xam ne bokkuñu langue politique. ndax moom mbër la ca côté ba mu dëkk moom Thiès Est la dëkk. man Thiès Nord laa dëkk. man maa ngay bëree Thiès Nord kon mënuñoo bokk langue. man Thiès Nord laay bëri. mais non je veux dire mënoon nga ñëw bokk ci li Macky Sall wax kenn ku nekk nga fa nekk ñu bàyyi ko fa parce que Benno Bokk Yaakaar parce que yow ñooñu xam nga seen ay relation sa diggante ak ñoom Idrissa Seck am na fi loo taxawoon wax ko fii pourquoi nga def dem sa yoon quoi. Maodo man damay politique. oui. ma am kuréel bu ñuy wax alliance wàllu askan wi awa. alliance wàllu askan wi. awa. oui mi awa. waaw may wax doomu aadama yi ñu ànd ak awa. ok waaw ndax nag ñun ñëpp awaa ñu jur. naturellement. te doomu aadama yi fu ne sonn nan kon wallu leen jot na jamono ji dama bëgg a wallu waa Thiès Nord ci politique ndax fi mu toll nii Maodo Thiès dafa tumranke kilifa politique Thiès dafa tumranke kilifa politique. tumranke nga wax de tumranke kilifa politique. effectivement Thiès dafa tumranke kilifa politique Maodo ñun nag ñu bokk ci gone yar suñu bopp bëgg a seet ñu mel ni ñun te amal askanu Thiès njariñ ñu mën a seede seen jikko lu baax mën a seede seen jëf ci lu baax
mën a seede ay action yoo xam ñoom def nañ ko ci biir Thiès ban xam ne ñi ñu yërëm askanu Thiès lan ñu ànd ak ñoom loolu moo waral fi nu toll nii ñu ñëw pour bokk ci élection yi ñu jëm deme ci ak ñoo xam ne jàpp nañ ni mën na noo ànd liggéey Thiès ndax Thiès dafa am lu mu tumranke te ñun dañuy wax ni tant que ñun ñu mel ni ñun ñi ngi fi loolu wiru fee tumranke kilifa politique manqué na Thiès lu tax Maodo ndaxte ñun su wàllu commune de Thiès Nord laay jëlee exemple parti yëpp tey fa nekk parti yëpp nag li ko dalee ca PS ba ci parti yi nekk nii ci mouvance présidentielle yi amul parti boo xamante ni nii teg nga fa koo xam ni toppatoo ko mu ànd ak askan wa ba nga xam ne tey boo ko jiitalee ñëpp ñi ëskay ñoom danoo jàpp ni ku dëkke côté boobu wala ku fa nekk koo xam ne buñ la jàppee ni sax buñ la jàppalee yow askan wi ànd ak yow parce que yaa ngi bëggal dara lu baax sa askan ñu galgal la pièce boobu man laa contourner man. Ah bon? Parce que Maodo Thiès Nord yàgg na am ay ndaanaan yu politique mais fu ñu demee ba am ci ñoom yaakaar rek seeni parti galgal leen. ci ñoom ñooy xeex ci seen biir. du ñooy xeex seen biir mais njiitu parti ya instant de décision ya ñoom ñooy fakkastal ñooñu jaxase leen seeni askan te pourtant maa ngi lay waatal ne ay nit ñu baax lan mais loolu man su ma dee gone di ko gis di màgg di gis ay nit yoo xam lu nu waroon a mën a indil seen gox ci politique wala ci développement ak leen parce que koñ bu am DG koñ bu am ministre ak koñ bu am PCA koñ bu ko am nduruuta koñ bu ko amut Maodo. waaw mais résultat bi doo ko sentir d'après li nga waxee. voilà léegi nag nit ñooñu saa yu ñu waree am avancement ci politique wala ñu am ay responsabilité pour mën a dimbali seen askanu ca Thiès Nord dañuy am limite ma jox la exemple quartier bu mel ni Médina Fall ëpp ci Thiès gën a populaire ci Thiès ëpp électorat ci Thiès quartier boobu musul dégg monsieur le ministre musul dégg monsieur le député. Ah bon gouvernement bi dafa leen fàtte. mais gouvernement yépp laa la wax. Ah bon amul. ak ku fa mën a jaar. waaye ba ko maam Cheikh ba ko Serigne Ablaye Fall Ndar lotis kii comme sëñ Mortala Fall sëñ Ablaye Fall Ndar distribué kër yi ba léegi Médina Fall musul dégg monsieur le député musul dégg monsieur le ministre Maodo loolu nga defee ni méttiwul waa population ba loolu man dinaa màgge foofu man diggante taw sara tax ko kër Cheikh kër maam El Hadj di gis loolu teg sama bët man may xoole man ba duma jàppale sama askan. waaw mais attends mais d'accord. loolu waaw mais léegi loolu ñan ñoo ko def c'est les dirigeants comme ni nga ko wax léegi wala ñoom ñoo amul fulay waxal seen gox wala mais Thiès compliqué na. déggoo li ma la wax man li ma jàpp man ñooñu ay nit yu baax lan mais bu ñu demee ba ca cëppaandaw ga ñu galgal leen da ngay taxaw nag jàmmaarloog ñooñu dem wutali sa gox indi. ak yow ku fa Macky Sall mën a teg ak sa yoon nekku ci da ngay mbëkk dem yow faale woo yow kan fa teg ak maire baak sa yoon. Maodo du question faale ak ñàkk parce que kan fay teg nit dama koy respecté. mais nit la comme ku mën di doon nit la comme man. doomu gox bi la comme man. mais du ma wax ni maa ko gën maa ko kii wala mais du ma ko def xam nga lan laay mën a wax. man damaa bokk ci majorité présidentielle jël sama responsabilité bis ban ne dañuy soutenir candidature président Macky Sall dama taxaw en décembre wax ni décembre 2017 wax ni damay jàppale président Macky Sall keroog ba léegi nit ci coalition bi wala ku mën di doon déggul ma taxaw ni candidat à la mairie de Thiès Nord parce que damaa jàppoon ne présidentielle lañ jëm 2019 du ma dem di wutal nit ba pare wëlbatiku te ci raaxaale sama bopp du ma ko def respecté naa loolu ba ñuy monter coordination ba. damaa taxaw jël ca position joxe samay stratégie lañ ca topp am nañ ci résultat lañ ca toppul tamit résultat bi gis nañ ko mooy Idriss Seck gagné nañu foofu bi ñu doon organiser ñi def leen nii nañ ko organiser donte li ci bari 90% sooxe na parce que amul suivi loolu daa am loo ci jàngat mooy
man su ma ñëwee ñu nekk ci benn kuréel ñu def tey nga baal ma ci li may sute ay non parce que kuréel boo xam ne tey ministre Abdou Fall moo fa nekkoon. tey jii moo nekk PCA. kuréel boo xam ni son excellence ambassadeur Maguette Seye bi nekk France moo fa nekkoon moo ko doon coordonné ci këram ne tey jii moo nekk ambassadeur. tey jii ministre Ramatoulaye Gueye Diop moo fa nekkoon tey jii moo nekk PCA foo xamante ni Sall Ciss directeur des soldes moo fa nekkoon tey jii moo ko nekkaat foo xam ni Ibrahima Wade bi nga xam ne moom moo nekk moo yor kii olympique moo fa nekkoon ki nga xamante ni nii moo di Malay Diop moom moo nekk léegi chef de bureau Habib Niang ma nga fa woon mais man kase ci ñi doon jàppale président de la république man lan mën a wax ni maa nekk la ma nekkoon man. kenn joxu la dara. kenn joxuma tous yaa ngi dégg kon ñoom ñi ngi liggéey seen liggéey man nan laa mën a wëlbatikoo man Ousmane Diop wëlbatiku ginnaaw bu ma taxawalee xool man nan mën a def pour contourner kii bi dama ni fii Idriss Seck am na fi doole. mbir mi buñ toppee yoon bii mën nañ cee génn mais ba nu fëggee fëgg foo fëgg ni Macky Sall nit ñi duñ la wuyu mais na laa def damaa jóg ñu doon leen ndey dikkee Marème Faye Sall dem ci jigéen ñi leen doon leen ay ndey dikkee Marème Faye Sall bu jëkkër bu borom këram amee ndam mu defanteeg yéen ay teraanga mais man maa mujj jël samay teraanga jox ko nit ña beneen bi des man maa mujj jóg jël samay moyens campagne ko. te loolu kenn du ko wedde su ko defee loolu c'était en 2019 wala c'était en 2019 oui léegi boo àndee ak ñoom ñëpp def loolu ñoom nga gis leen tey ñuy organiser wu di liggéey biir Sénégal di liggéey Thiès yow mënoo ñëw ci Benno Bokk Yaakaar wax ni yow informé nañ la ci lii ba nga war a mën a jëlaat porter seen couleur ñëw pour wax Thiès waay Thiès leen nord Thiès waay kaay leen ànd ak Benno Bokk Yaakaar mais man du ma ko def su ma ko defee naa fekk la parce que xamalu ma leen dara. man soo ànd ak man la nan leen voteel parce que yéen a fi yéen a kiyal askan wi ngeen def seen i mbir boolewu leen ma ci xamalu ma leen dara man ñàkkuma fulla ñàkkuma fayda te yabuma leen Nord Thiès waa Thiès sax ñëpp laay wax bay jóg naan leen kaay leen ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñu def lii. doo ko def du ma ko def kon moo tax. képp ku Benno Bokk Yaakaar bëgg a tabb foofu damay jàkkaarloo ak yow. ak ku mën a doon. ku mënti doon. même bu ko président désigné. ma ne man waxuma président parce que président moom président la falu na. mais il choisit. mais Benno Bokk Yaakaar. candidat bu mu fa mënti am danaa jàkkaarloo ak yow. parce que mënuma porter seen candidature parce que dama koy refuser li tax ma koy refuser parce que mënuñu maa ñoom comme xamuluma leen dara mënumaa taxaw di leen défendre. nit da ngay cohérent te li may wax dëgg la xamaluma leen dara kon nag su ma leen xamulu dara man nan laa leen mën a défendre nan laa mën a porter seen candidature di dem. pourquoi rupture boobu ba xamalu leen dara xamaluñ la dara nga jékki-jékki. mais xëccoo ci maire yi alors que. mais Maodo loolu mooy manque d'organisation ba am fee pëccxoo ba am Thiès. ah bon mais c'est ça pëccxoo ba am Thiès parce que ku nekk ni responsable nga. kenn xamul kan mooy coordonné lan ci majorité présidentielle bu teyee nga dégg ñi ni les groupes des alliés wax na lii bu déggee ñu ni kii moo wax na lii kii wax na lii ku nekk ni kilifa nga man nag xajuma ci yooyu Maodo. maanaam pëcc xoo moom xamoo ku nekk sa responsabilité fu mu yem. loolu la fu mu tàmbalee et cetera. ba ma gisalee lu ma xam gis nga bi élection yi jeexee Maodo. toog naa fi fukki weeru yàlla fii ci Sénégal toog di leen déglu ba ma gisalee lu ma xam damaa dem dellu sama liggéey parce que ñoom Dakar la ñuy xëyee man Toulouse laay xëyee. bu nu xëyee ñëw Dakar bu fekkee ne ñu dem Dakar Thiès man nag Toulouse laay xëyee te dara ump ma Thiès. waaw oui c'est vrai mais d'accord. waaw mais Ousmane Diop ma fàttali ne yaa jiite AWA mooy alliance wàllu askan wi ci Thiès Nord da ngay xëccoo maire bi nekk foofu la mais li xaw a paradoxal mooy jusque là dégguñu la fenn foo xam fi da nga wax ne génn nga Benno Bokk Yaakaar malgré xamalootoo leen dara ci politique yaag Talla Sylla àndu leen en tout cas pour le moment àndu leen parce que wax nga ne
te Talla Sylla xam na ni mi ngi ci Benno Bokk Yaakaar ville de mais Thiès dana compliqué mais su Macky Sall tànnee foofu nga nekk waaye sama gox yow kun fa mën a tànn yow da ngay jàkkaarloog ñoom. Maodo man damaa bëgg mu leer. oui man damay jàkkaarloog ku fa nekk damay jàkkaarloog yow. comme man waa Thiès Nord Thiès laay wallu man damaa jóg pour wallu Thiès. parce que am na pëcc xoo gars yi demuñu dikkunu. man dafa am ñoo xam ne par exemple comme li nga wax sànq. affaire bi. fi ñu jëm nii. ñi wéeru woon ci askan wi la. contre ñi wéeru woon ci Macky Sall wala ñi wéeru woon ci Idriss Seck. ah bon waaw ñi ko langal Macky Sall. oui ak ñi ko langal Idriss Seck. contre ñi ko langal askan wi man nag maa ko langal askan wi te askan wee joxe kon leer na ma ne may am. mais loolu. yow bañ nga ko bani bu Macky Sall décidé bu président Macky Sall décidé. oui ñi leen nangam. wala président Idriss Seck dëgg kon ñoomu mënuñoo décider ci kanam askan wi. man nag ci askan wi laa jëm. mais pour le moment Macky moom en tout cas ville de Thiès Macky décidé na. c'est les réumistes ñoom Yankhoba Diattara ñoo yore affaire yi. ñooy et loolu métti na waa APR ah mais bon entre guillemets ci suuf lañ koy wax parce que Abdou Mbow sorteem bi mu génn nii boo déggee wolof boo déggee na mu waxee daanaka day xaw mel ne ñàkk pexe fi nes rek bon. waaw gis naa Abdou Mbow muy mbaw ca terrain jàmm gën ba keroog loolu dëgg la. oui di wax foofu. waaw mais yaakaar naa ni président tontu na ko comme li nga ko waxee comme nee nga président neen lii kon loolu mooy tontoom waaw mais maa ngi lay. waatal dérangé wu quoi maa ngi lay forcément maa ngi lay waatal ñi la Thiès Est boobu. foofu du yomb. tax du yomb. du yomb parce que candidat ya fa nekk. man bu ma doon jàppale. kenn laay jàppale. mooy kan. muy Abdoulaye Dieye. soo doon jàppale Abdoulaye Dieye ngay jàppale. Abdoulaye Dieye laa jàppale. ah bon Abdou Mbow taxaw terrain bee di Mbow du tax ma jàppale ko. ah bon waaw pourtant Abdou Mbow APR la bokk comme tout. d'accord na bokk benn bokk na bokk APR mais tey bu ma doon jàppale. président Abdoulaye Dieye laa jàppale foofu. bu nu demee est man noonu laay def bu nu demee ouest. bu may jàppale. docteur Djibi Sarr laay jàppale. kon nga xam ni Thiès xam nan ràññee nan Maodo. mais bu ma la seetloo ñi nga bëgg a jàppale ci Thiès bu fekkee da ngay jàppale ba c'est vrai que sax nekk nga candidat ci sa Thiès Nord boobu la est ak fa ngay wax yëpp mais su ma la déglu daf mel ne yow ñi xaw a indépendant rek nga àndal ah ñi xaw a écarté wu tuuti. jël seen moomeelu bopp. mais ñooñ laa ci bokkal jikko ñooñ laa ci bokkal jikko xam nga lu tax ma tudd ñooñu. parce que damaa seet ci biir majorité présidentielle bi. boo boolee nitu Idriss Seck yeeg nitu Macky Sall yeeg. ñoom nitu Yankhoba Diattara keneen ak ñëpp laa la wax ah damaa xool ki ci gënoon a sonnal Idriss Seck muy docteur Djibril Sarr. maa bo membre fondateur fidèle la. bu réew mi. mooy parti bi Yankhoba Diattara créé woon ak M6 seen mouvement boobu bi ñu soutenir Idriss Seck. oui. nga xool ni kooku membre formateur réew mi la occupé woon kii santé. donc kooku dafa sonnal Idriss Seck jël ñaqam def ci taxawu leen ci bépp fànn nag te li may wax ni Idriss Seck du ko weddi ku nekk ci réew mi te nekkoon ci parti bi xam nga ni docteur Sarr ñoom amuñu ku gën kooku docteur Sarr ci zone ouest kon Idriss Seck ku bëgg Idriss Seck wala nga ànd Idriss doo galgal kooku foofu kon ku mel noonu bu amee foofu amal askanu Thiès Nord Thiès ouest njariñ mu am programme bu leer nga gis mu doon nit ku baax nga xool ko par rapport ak ñeneen ña fa nekk yàppa futu kon yamuñu sax pour yow. bokkuñu kon kooku profil bu baax la beneen bi des mooy boo demee Thiès est boobu ma lay wax Ablaye Dieye li muy def ñëpp teg nañ ci seen kii moo tax ma naan jot na président Macky Sall siggi li xool li xew Thiès comme ni mu waxee moom siggi jot na mais dafa jot président de la république siggi xool li xew Thiès man mii di wax ak yow ci zone nord mënuma tagg sama bopp mais li ma fa def ñi may dégg xam nan la ma fa def Maodo 2007 ba léegi laa commencé di xeex di meeting biir Thiès Nord 2007 laa commencé nekk ay candidat ay député di xeex di nekk ay candidat mairie
man damaa nekkoon candidat Maodo en 2014. 2009 dem naa élection municipale 2014 ma nekk candidat jiite liste majoritaire dem jàkkaarloo gaay ñi fële ci Thiès Nord kon bu ma ñëwaatee man 2002 ci ñi doon def ñëpp man maa ci gënoon a tuuti nekk candidat yi ñi fa nekkoon ñëpp maa ci gënoon a tuuti maa ci gënoon néew at mais gën cee risque programme tey bu ma ñëwaatee fii Maodo du ma topp ci ginnaaw kenn damay sampaat sama ndënd. parce que gisoo sa bopp ci Benno Bokk Yaakaar c'est simple. du question gisoo sa bopp de mais askan wi laa gisul. gars yi gis seen bopp lu nu gisee seen bopp ci loolu te man askan wi laay représenté su fekkente ni ñi gis seen bopp ci Benno Bokk Yaakaar amuluñ njariñ askan wi mais man bu ma naree dem Benno Bokk Yaakaar jiite leen tax du ma amal njaboot askan wi du ma ko def mais loolu moo tax man je refuse d'être le candidat de Benno Bokk Yaakaar man bañ naa. te non yow kay ñaar nga def refuser ko te ko kun fa teg nga jàkkaarloog moom. effectivement je suis candidat à la mairie de Thiès Nord. samp nga sa ndënd. samp naa sama ndënd. yaa ak say nit. Maodo ñun defar nañ suñu coalition ba pare déposé nañ suñu caution ba pare Maodo ñun li ñu desee. mooy ñun dem campagne. ñun dem campagne waxtaan suñu biir toog fësal ko ci waa Thiès ñëpp xam ko comme daa am ñun ko àndal am na loo xam dama koy bàyyi ak ñoom. mais bis bu demee ci élection yi wala bu demee ba génnee liste yi ñu xool ba xam yuuxu dina jib fu ñu ko foogewul te yaakaar naa ne ñun candidat yi ñuy teg kenn amul kooku mën a ko rek man su ma nekkee Thiès Nord Ablaye Dieye nekk Thiès Ouest docteur Sarr nekk Thiès Est Ablaye Dieye nekk Thiès Est. docteur Sarr nekk Thiès Ouest élection présidentielle ay local la. ay local la. maanaam nit ñi ñooy fal. ci nit ñi ñooy fal. Ablaye Dieye waa Thiès Est dañ koy fal. man waa Thiès Nord dañ may fal. ah docteur Sall waa Thiès Ouest dañ koy fal. ah bon maintenant candidat ville nag ñun dañoo tijji. ville de Thiès. waaw pour ville ñun appel candidature la ñuy def arrêté guñ ko parce que da nga doon logique ñun tànn it ay critères lañ teg depuis 8 mois ñu ngi ciy liggéey Maodo. oui je comprends depuis 8 mois. kon bu ñu demee tey ba taxaw fii ni ba tànn li ñuy tànn ba pare. ñu ngi taxaw di xool candidat pour la mairie de ville Maodo ma xamal la. Thierno Alassane Sall bi mu ñëwee ci ñun bëgg a nekk candidat bi. mais lui il est candidat da nga ko dàq. lu tax ngeen dàq Thierno Alassane Sall. parce que amul Thiès njariñ. Alassane Sall bu nekk candidat nga ne. déggoo lam la amul waa Thiès njariñ ñun dañoo seet nit ki lan la amal njariñ ci waa Thiès ndax waa Thiès nañ ci retrouver wu ñun dañ ko dàq. dafa ñëwoon pour côtoyer leen. fëgg na bunt bi ñoo ko dàq li may wax kay lu leer nañ la te kenn du ko dindi te du ko weddi. moom Thierno Alassane Sall du ko weddi. ak kan. dàq nañ Babacar Diop sama xarit. ah bon te du ko weddi bu lay gelewaar. bu lay gelewaar dàq nañ Moussa Tine sama xarit. Moussa Tine tamit ñëw na ngeen dàq. ma ne du ko weddi. mais pourquoi ngeen dàq yéen dàq ngeen Thierno Alassane Sall ne du bokk ci yéen. dàq nañ Hélène Tine. dàq Hélène Tine ne du bokk ci yéen. waaw dàq Moussa Tine ne du bokk ci yéen. waaw dàq tamit Babacar Diop FDS bi lay gelewaar. waaw ñeent ñi yëpp ngeen écarté leen. ñu écarté leen. mais c'est-à-dire que mais ñooñu mën na leen. Bougane ngay ñëw ñun ko du fi. ah bon te Bougane du Thiès. la mu bëggoon ñu danoo bañ. Bougane gëm sa bopp ngeen ne ko du fi. du fi dugg du fi ñun Maodo ñun danoo cohérent. mais yéen est-ce que yow li ngeen di def nii est-ce que du leen wàññil ay nit. mais parce que ñoom mën na apporter Maodo ñun danoo am lu ñu bëggal Thiès ñun 109 lañ bëgg. du 109. ah bon waaw. Thiès li ñu bëggal Thiès la alternance politique quoi. waaw alternance politique tey boo xoolee Maodo. ki nga xam ne moom mooy ki nga xam moom lañ jël def ko suñu coordonnateur mu nekk sama diggante ak Abdoulaye Dieye ak Abdoulaye ak docteur Djibi Sarr ak ñi nga xam ne ñoom ñooy fëgg bunt bi tëjuñu bunt bi ah. ah oui tëjuñu bunt bi ku ñu ngeen dàq. tëjuñu non parce que am na koo xam ni Boubacar lii la tudd. oui Boubacar lii benn dëkk Jaxaaw. oui ba mu ñëwee dañ ko tijjul bunt bi parce que xool noonu ko xoolaat ko dañ ko dugal dañ ko accepté. bu ñëwee campagne bokk ak yéen. dañ ko accepté. oui. ku naan Doumbouya. am Pape Doumbouya. dañ ko candidature dafa ñëw pour fëgg bunt bi tijjileguñ ko waxuñu dinañ ko accepté waxuñu dinañ ko duñ ko accepté. mais ni ngeen defee politique est-ce que amul risque. waaw non damay wax rek Maodo parce que ñun li ñu bëggal Thiès la moo tax. li ñu bëggal Thiès la beneen bi des mooy
ki nga xam ni moom mooy jarul sax ñuy guddal mais ki nga xamante ni nii moom mooy Ahmed Mbaye moom mooy coordonné loolu. Ahmed Mbaye ku ko xam-xam ne nitu PDS la koo xam ne karimiste la. kon ñun li ñuy def xam nañ ko façon nit yi ñu nit ki moo ñu intéressé nit ki lan la mënal Thiès lan la mën a apporter Thiès ak lan mooy relation ak ni lan mooy passeem ñun ci loolu la ñuy dox ñun. waaw mais waaw Ousmane est-ce que yaakaar nga ne ku toll ne je donne un exemple banal. waaw comme Abdou Mbow par exemple. waaw député nekk bureau assemblée nationale vice-président assemblée nationale dëkk Thiès yàgg faa reyante di c'est vrai que moom itam ma tooñ ko li ñu koy gagné ci bureau de vote bari na lool mais amul problème yooyu dama koy cokkaas mais ñooñu yaakaar nga ne yéen mënuñu dara waa Thiès. mais Maodo. non mais c'est terrible hein. man damay wax dëgg. oui. Abdou Mbow. ku ma desal Thiès nga ni kii amulul njariñ waa Thiès. man li may dégg laay wax de man li nit ñi wax ci ruq yi man du ma ko wax man ci digg bi laay jaar. amulul njariñ gars yi. amulul njariñ waa Thiès loolu laa dégg man te loolu lan may wax moom nag moo war a bañ loolu ñu war na won waa Thiès ni leen man amal naa leen njariñ dégg bi li may wax noonu c'est valable pour Thierno Alassane Sall c'est valable pour Moussa Tine c'est valable pour Babacar Diop sama xarit c'est valable pour keneen. ñun dafa am même pour Moussa Tine c'est. mais dàq ngeen leen sax. non man li ma wax man laay wax man xam nga man du ma toog fii di wax loo xamante ni nii bu ma xoolee Moussa Tine sëgg wala bu ma xoolee Babacar Diop sëgg wala bu ma xoolee Abdou Mbow sëgg demewul noonu c'est-à-dire dama lay wax ni la loolu moo fi xew tey jii boo waxee ñoom peut-être am nañ seen position parce que ñun li leen wax leer na bi ñu ñëwee xamal nañ li yéen am na lu leen tënk am na lu dañ leen a yeew xam nga ñoom ñi ngi nekk ci coalition boobu wax ni yeew lu mu koy waxati yeewi askan wi mais ñoom ñoo tënk seen bopp ñoom ñoo yeew seen bopp man loolu laa wax parce que boo bëggee dem fële te waxoon naa ko yàggul ci benn poste bu ma defoon ma ni leen réalité Thiès bokkul ak réalité au niveau national tey ku nekk ci coalition yu mag yi yaakaar da ngay toog Dakar wala da ngay toog feneen ñu décider nga ñëw Thiès bëgg man leen opposition du gagner Thiès. ah bon parce que amuñu fa candidat bu mën a gagner. ah bon te ñi fa war a nekk candidat liggéeyuñ ko fa parce que ñoom ci kaw lañ doon nekk loolu mooy problème bi danoo nekkul woon ci base bi. pour yow que la grande ville de Thiès pour yow boo deful ndànk réew mi dana ko gagner. ma ni la grande ville de Thiès ñii ñoo koy gagner man. Abdoulaye Dièye ak kii docteur Djibi Sarr suñu coalition moo koy gagner. ah bon kooku c'est clair. mais yow yaa am mais Ousmane yow. ma ni c'est clair mais confiant nga mais loolu moo am. parce que man dan may tëkkaleeg Lamine Diallo moom la ma tegal comme candidat mais Lamine Diallo dama koy gañ maire bi liggéeyul parce que koo wax Thiès Nord mun la liggéeyul seen budget bi nga xam ne moo am foofu kenn mënul wax ci mairie Thiès yi maire yépp nag laa yemale. amul kenn ku mën a wax ni budget bii ñu la votel liggéey nga ci lii. bu woon Promoville ak affaire président Macky Sall li mu investi bi te ay pakaseen ak yooyu. ñoo làmbaay ñaaw ci 5 ans yi njëkk yi. defuñ dara bi ñu leen defee prolongation mandat des maires ah. et président conseil départementaux ci lañu commencé di def li ñuy def mais bu woon loolu su doon 5 ans la yem wala mandat bu foofu la yem. mais d'accord wax nga ko le Ousmane c'est vrai Ousmane ma fàttali ne wàllu sociologie nga jàng ak yu demee noonu nekk fële ca France mais dama ne yow wax nga ko léegi sax affaire dafa doy waar yow nee nga daal Benno Bokk Yaakaar am na nu muy demee mënutoo dikkaat di ànd ak ñoom xëy na peut-être am na ay histoire yu ko waral mais est-ce que gisuloo woon tamit ne tey jii li ñu jox Yankhoba Diattara Macky Sall jiital waa réew mi bien que waa APR yi xaw nañ frustré tuuti donte dañuy rangé jiwaat est-ce que gisoon tey boo rangé woon ci ñoom maanaam aussi du tee nga ñàkk sa du am nga du tee nga bëgg am li nga bëgg am. ma rangé wu comment c'est rangé wu. non je veux dire être ab ci mouvance présidentielle bi yow. ci élection yi ñu jëm. waaw xalaatuma ko waa Thiès Nord xalaatuñ ko. ah bon. waaw parce que bu fekkee ne da ngay yónni nit du la indi lim lay yónni wala bu ñëwee mu manqué yónni ka nga wóolu. oui mais yónni ka nga wóolu mais bon. kon wóoluwoo leen. non ñooñu wóoluwuma leen man mënuma wóolu Lamine Diallo mënuma ñëwaat man xeex ak Lamine Diallo jàmbaarloog moom wan ni ko lii ngay def baaxul wëlbati ko ñaan man damay nangu ñuy jiital Lamine Diallo di ma teg di ma bàyyi. waaye léegi du ma ko def lu tax mouvance présidentielle bi Benno Bokk Yaakaar pourtant
am nañ ay frustré mais nangu nañ ko. Gars yi nee nañu wax gis naa fii ci rajo bi sur FM gi ngeen baal maam ñuy kaas naan lépp waa réew mi lañ ko joxa non xam nga. je m'excuse maa ngi jégalu maanaam li ma la bëgg a wax mooy Macky Sall bi mu choisir ba ni lii la ñuy def ba jox ñoom Yankhoba Diattara les moyens et tout ça am nañu mu metti ci biir biir Thiès mais dañu rangé wu graw mais yow nga ne yow sa yoon doo waa Benno Bokk Yaakaar defu leen. man dëgërantewu ma ak président wowlantewu ma ak président. yow li ngay bëgg a def nii que. déedéet déedéet. parce que président bi ma ko waree jàppale naa ko Maodo. foo ko jàppale. ci élection présidentielle yi jàppale naa ko moom laa soutenir défendre ko ba mu falu yaa ngi dégg. maintenant bu président ñëwee pour man. bëgg maa wan ne ma. man nga doon wutal am naa. Yankhoba Diattara ak Idriss Seck dan ma doon xañ Yankhoba ak Idrissa ma laa gënal su boobaa man ma am beneen taxawaay. Bon. waaw pour l'instant. man maa njëkk a théoriser retrouvailles président Idriss Seck ak Macky Sall président Macky Sall. à l'époque. maa ko wax le 1er octobre 2020 le 1er novembre 2020 loolu am. alors c'est l'année dernière loolu yàggul. waaw loolu yàggul kon donc loolu man su ma ko théoriser pare man loolu moo ma gënal seen ànd moo ma gënal. oui. seen ànd moo ma gënal. waaw parce que mooy njariñu Thiès. waaw léegi nag. su fekkente ni ci biir loolu ànd boobu noonu. président Macky Sall dafa ma wan ne ma wala mouvement présidentiel dan ma wan ne ma ñii ñoo ma la gënal te ma loon na wutle ba nu am ñu bëgg a jox aw yar ne la ñi leen diwal dumaal leen ma Ousmane Diop te Ousmane Diop defu leen. su boobaa man ma fippu. yaa ngi dégg loolu nag yéegaguñ ca man damaa doon ku dal ku teey ku xam fi ma jëm te ñi mel li may def ñi mel li may wax parce que rus naa fee wax loo xam ne bu ëllëgee su ma jàkkaarloo nit ki dana ma yaa waxoon wala ñun ma prouver ko lu ma wax dëgg la. su la président ne woon retirer sa candidature nooy def. président amul intérêt wax ma ko. parce que amul intérêt wax ma président musut a waxut ak man ba tey jii ma ni lii laa bëgg mun ma ba ko. mu bàyyi ba nga taxaw mu la non Ousmane Kaay parce que vraiment su ma sañoon. non loolu président du ko def ku koy xelal sax mooy baaxul loolu baaxul président nekkul ci yooyu. non bu su je veux dire su fekkente ne nitu Benno Bokk Yaakaar moo nekk ci Thiès Nord foofu noonu ngay xëccoo je donne un exemple ñu ne la non bàyyi rek sa waay jàll garaawul quoi da ngay lànk. non man du ma dil ci ginnaaw population bi. Bon. waaw su boobaa li ngay wax ni day mel ni dil la. waaw nitu Benno Bokk yaa nga fee léegi bàyyil affaire yi non man du ma def loolu waaw fu mu nekk nii. soobu naa ci te dara gënu. kenn gannaaw yàlla kenn mënut a tee nga. ma ni du ma waxee noonu sax mais Maodo damay dem élection soobu naa te damay dem waaw Thiès Nord moom. mais lu tax nga ne Thiès dafa pëcc xoo da nga wax bu am solo da nga ne affaire bi dafa pëcc Cheikh dafa pëcc xoo moom kenn Abdou Mbow fële ñoom Abdou Maodo Malick Mbaye fële ñoom mais c'est compliqué très mais Thiès. mais Thiès compliqué wul groupe yooyu ñoo compliqué. Bon. waaw mais ñoom ñoo compliqué. mais kenn xamul fooy teg sa tànk. mais ñoom ñoo xamul fu ñu teg seen tànk mais ñun ñii xam nañ fi ñuy teg seen tànk donc Maodo xam nga problème. affaire bi compliqué mais c'est très compliqué li ngay wax nii. non Maodo ñoom ñoo compliqué ñoom tant que affaire yaa ngi compliqué ñoonu ci ñoom moom loolu moo leen arrangé mais ñun nag ñu bëgg a teg lu leer. ci désordre boobu ci lañ mën a dem. ñoom ci lañ mën a dem daa am ñoo xam noonu lay demee daa am ñoo xam ci désordre ci lañ mën a demee loolu nag seen façon la mais ñun am nañ suñu façon ñun dinañ politique yàgg nañ ci dinañ teg suñuy stratégie. fas yéene taxaw défendre suñu bopp pour mën a yegg fi ñu jëm te ku ñu jéem a barrer la route ñu jàkkaarloog yow politique da ngay sóor schéma bu ne surtout à Thiès. mais Ousmane man nag Ousmane yaa ngi may bëgg a jaaxal Ousmane yow ñëpp xam na la Thiès loolu kenn du ko werante mais dafa am ay temps yoo xam ne yow da nga doon défendre ongle et bec Talla Sylla sur tous les plans nekkoon maanaam nekkoon benn. nitam boo xam ne bii Talla dafa mel na yow bëggoon dara laal ko yaa ngi ko doon jàppale ci politique et tout aujourd'hui nga ne ma moment bii bokkuñu la ko politique bokku leen jëmuwaay te pourtant yaag Talla de man te yow pourtant ku la xam historiquement ci wàllu politique day parce que en 2009 yaag Talla Sylla jege woon ngeen lool daan nga ko jàppale ci xeex yeeg yëpp même gars yi doon attaqué Talla Sylla sax ñëw nga fii di défendre Talla tey jii moom nga ber sa saawo wala yow loolu dérangé wu la wala politique bu Sénégal la tëddee noonu. xam nga man élection locale laa jëm.
d'accord mais bon. élection est-ce locale que waxtaan nga ak Talla Sylla. jamono jii ma toll nii. oui élection Thiès Nord. oui man gisuma kenn ku ma ciy waxtaanal. élection Thiès lu concerne Thiès Nord. mais ku dëkkul Thiès Nord mënu ma wax ak yow ci loolu. man intérêt Nord Thiès waaye moo ma intéressé parce que ñëpp danoo xoolal ñëpp képp mairie bu fa mën di nekk da ngaa wan ginnaaw Thiès Nord. Thiès Nord pour te dire que ni dafa am ñaari Thiès pour man dafa am Thiès waa yoo xam ne da leen wooyee américains yi ñii leen wooyee nasaraani baal ma ci kii bi ñii leen wooyee français yi ah ñii ñu leen wooyee Baye Fall yi ñun ay Baye Fall lan ñu maanaam ñu ñuy wooyee africains yi waaw. ñun waa Thiès Nord. pour yéen dañ leen a beddi quoi. danoo beddi muy pouvoir bi muy mairie kenn faalewu leen muy président ñi nga xam ne ñoo fa nekk actuellement au pouvoir ah ñi fa nekk pouvoir local bi. faalewuñ Thiès Nord ñi nekk au niveau national population Thiès Nord gisuñ seen bopp Maodo. waaw mais lan mooy sa problème. boo xoolee biir Thiès mais disons lan mooy sa problème ak Talla Sylla. non xam nga yaa ngi insister ci loo xam ne. non mais man parce que damaa jaaxle. non yaa ngi insister loo xam bokkul. ah bon c'est quoi. parce que bi ngay wax da nga défendre Talla Sylla. oui dafa fekkoon am ñu ko jàppoon di ko wax ni da leen a wor. oui waa réew mi ñoom ñu jàpp ni Talla Sylla dafa dem ci président Macky Sall wor leen. oui man leen déedéet jikko yi ñoo woroo bëgg-bëgg yi ñoo woroo loolu laa doon leeral ak na ma ko leerale nag loolu du ma ci dellusiwaat Thiès xam naa. waa réew mi voilà léegi nag tey waaw comme jikko yi ni àndaat nan am na ñu defarwaat li Talla bëggoon ñee ñëw nañ fekk nañ ko ci mais léegi amul problème Talla dafa jàppoon ne jàppale président Macky Sall mooy dëgg pour Thiès dem loolu la gëmoon ñee ni du tëggi seeni bëgg-bëgg waroo man leen danoo waroo mais du Talla warul loolu la demee woon ma ñëw leeral loolu défendre loolu à ma manière. oui parce que sama nit la woon. sama nit la woon. sama nit la woon. woon nga wax de woon sama nit la woon. waxoo sama nit la ba tey de. ma ne sama nit la woon. mais Ousmane wolof ngay wax de. sama nit la woon. d'accord man kay dégg naa li nga wax. yaa ngi dégg. Talla sama nit la woon. sama nit la woon. c'est du passé oui. yaa ngi dégg. di sama nit ba tey. mais cela veut dire quoi. sama nit la. ba ma koy défendre ci Talla sama nit la rek ba tey mu jeex bon ko bu jënd woon. waa kon sama nit la. ok ma lay wax ni la. ba ma koy défendre ci loolu. ci loolu la woon. yaa ngi dégg. fi nu jëm nag fi nu jëm man ragaluma ko. élection lan wax local ma war a samp sama ndënd. oui tey loolu te keneen muy Talla muy Macky Sall sa yoon nekkul ci ñoom. waaw foofoo tax nag man la sama nit la woon. ah ok voilà foofu laa waxee nag sama nit la woon. waaw léegi nag man sama choix politique bi. du Talla moo ma ciy génne. foofu laay waxee. d'accord donc je comprends. voilà foofu laay waxee. loolu leer na. voilà loolu leer na. voilà loolu foofu rek laa bëggoon a attirer sa attention. pour nga xam. comme nee naa la man politique bi dama ci am sama yoon. pour loolu man ak moom politiquement defatul nen. ok loolu moom dama ko bëgg a leeral te loolu laa la wax na. léegi yaa Talla Sylla politiquement defatul nen. defatul nen. non d'accord na loolu leer na. waaw voilà mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci janoo bi ak Ousmane Diop nekk candidat ci mairie ba nekk fële ca Thiès Nord nekkit koo xam ne kii dëgg-dëgg yàgg na bokk ci xeex bi ci wàllu politique bi lenn lu ci ne mais yow 2009 da nga financé woon ay élection wala da nga la jàppale gars yi wala extrait de naissance ñoo yàqu woon wala xeex bee métti woon galgalante tàkk lu xewoon Thiès. waaw xam nga 2009 comme Thiès moom élection yëpp mu ci ëpp coow. waaw xam nga 2009. loolu réew mi par exemple ñoo nekkoon au pouvoir local ñu war a demaat élection ñun ñu créé liste wàllu. donc liste boobu ci la waa APR ñoo bokkoon. waa APR ci lañ bokkoon. Maodo ma wax la leen tey. man maa njëkk a financé APR à Thiès. ah bon waaw te kenn du ko weddi. yaa njëkk a financé. APR bu Macky Sall à Thiès. à Thiès waaw. ah bon waaw. Ndeye Soukay Gueye xam na li may wax madame Mbacke sunu soxna sëriñ xam na li muy wax muy Seynabou Ndiéguène. Seynabou Ndiéguène. Abdou Mbow xam na li may wax docteur Augustin Tine xam na li may wax. docteur Augustin bis bi nga xamante ni ba ma ne taal Fandène taal nañ fa kër militant am seeni kër ñoom. oui jour boobu ñun ñoo daw di leen wàllu tax fàtte na ni man maa leen keroog micro bi ñu ko joxoon mu koy tànd man la Seynabou Ndiéguène woo ma woo Talla Sylla ñu ànd ñu jël rang-rang bi dem Fandène boobu ñu ngi leen di bëgg a rey foofu. gis nga tey Pape Sarr. bi nga xam ne moom moo nekkal président Siré Dia. oui di ko jàppale. ñun bi ñuy créer liste yi.
moom waa réew mi dañoo jëwoon créer ay nit ñoo xam te ni benn groupe boo xam ni dañuy dem pour bloquer extrait de naissance yi. pour que bu ñuy wut ñu dem bloquer timbre yi. fële pour casier judiciaire yi timbre yi ñu teg seen groupe diggante tribunal ak mairie bi. ñun bi ñu ñëwee war a def affaire yi problème bi am taala ñi ma fexeel ba lépp lu fa war na nga ko def bu ñu ñëwee gars yi yokk prix yi timbre buy jar 100 francs ñu jaayee ko 400 extrait bu ne nii ñu ne amuñu timbre. loolu waa réew mi ñoo ko doon def pour bloquer à l'époque APR. pour bloquer voilà APR ak yi coow li noonu. ah bon ñu commencé taxer président Macky Sall lu ne man nag yàlla def Pape Sarr xamoon ma parce que bi may dugg ci mouvement élèves étudiants bi may nekk lycée Malick Sy seen tendance bi ma njëkk a nekk moom maa ko créé ak moom ci loolu la ma jàppee ma ñëw waxtaan ak moom mu trouver ma ku nu jaay timbre à 150 ma jël lépp joxe. nga jënd timbre yi. waaw bis boobu noonu bi ñuy dem ak lieu boobu ay clando lan doon campagne ay clando ah booba man bu ma gisee ay nit naan responsable APR man kii laa xamoon Seynabou Ndiéguène laa xamoon Abdou Mbow Ndeye Soukay Gueye Augustin Tine ak quelques personnes yoo xam ni danoo ñëwoon di accompagner Seynabou Ndiéguène ñooñu xam naa leen te su ma leen gisee xam leen ñi ma jàpp seen tur ñooñu la tey su ma déggee ku nekk di rilu ci APR di wax man première heure daf may jaaxal. booba maa ngi financé ba Seynabou Ndiéguène taxaw ci tribunal bi ñu toog mu ni ma boo amee problème mu xaalis wax ma woo Cheikh Yérim Seck léegi mu may ma 1 million wax lu baax ci moom ma ne ko non problème plafond la damaa joxe ba dugal sama carte visa mu rejeté ndax plafonné donc ñun ba nu daree wàllu askan wi du tey wàllu nan fi APR. non def nañ ci leneen. d'accord léegi nag ci wàllu loolu Maodo parenthèse la rek xam naa ni 2009 am nga écho yi ci yooyu ak yenn détails moo tax nga dugg ci mais man loolu lu ma warul la def naa ko parce que ñoo àndoon di liggéey. d'accord mais kon dafa jaaduwaatoon kon. oui bu ñu doon dem élection ma àndaat ak waa APR dem parce que données yi ñoo changé. waaw données yi ñoo changé entre temps nekk nañ au pouvoir donc nekk nañ ci affaire yooyu ñu ngi ci leneen. bon voilà mais bi nekkee au pouvoir gisoo ci sa bopp bon. non du question gis sa bopp man bu sa askan gisee sa boppam rek ma gis sama bopp Maodo. mais lu tax ñu sédd gars yi te sédduñu la. mais loolu ñoom laa koy laaj ñoom nga koy laaj mais man dama ko laaj man li ma yàlla séddool maa ngi ak moom mais ñoom seen cër lañ yor suñ ma joxul seen cër du ma ko foqate. non dañ leen a jox cër te joxuñu la cër partage boobu parce que yow da nga xeex reyante ñeen sédd foofu ay cër. waaw mais gënu. mais loolu dëgg la mais loolu dëgg la. mais man mënumaa jox sama bopp yàllaa may jox wala nit dégg nga wax bi Maodo su ma séq ak yow jàmm séq ak yow teraanga da nga may jox li ma yàlla jox nag yàllaa ma ko jox fu mu mën di jóge day ñëw. mais yow li nga ma jox yaa ma jox parce que mën ngaa jox jëlaat. oui. yàlla moom bu joxee rek joxe na. non c'est fini loolu dëgg la. waaw kon man foofu philosophie boobu. laa ñu am loolu d'accord nañ waaw man Baye Fall laa. man loolu laa gëm quoi. loolu d'accord philosophie boobu laa yàlla moom bu la mayee du ci nekkaat di. voilà d'accord ma fàttali ba léegi ñu ngi ci ak Ousmane Diop. Ousmane Diop, mais vous êtes sociologue, vous dites, voilà, vous avez fait des études en sociologie. Non, dama def études en sociologie. Voilà, je suis maître en sociologie, j'ai une maîtrise de sociologie. D'accord, maître en sociologie, oui, en sociologie, d'accord. looy jeexale looy tënk wax ko Sénégalais yi. waaw man li may tënk daal Maodo. mënu dama ànd ak ay nit. ñu war a am lu ñuy waaj. lu ci bari dama koy bàyyi ak ñoom. bu soobee yàlla waa Thiès ci fan yi néew dinañ daje ak ñoom. wax. yaatal wax programme parce que am na loo xam ne waa Thiès lañ koy wax te ñoo koy waxandoo ak ñi mu ci àndal ndaxte ñun liñ bëgg. Maodo mooy indi ñu bees Thiès defaraat waa Thiès yaa ngi dégg. defaraat dëkk ba moderniser marché yi Maodo ñu jóg defar assainir dëkk ba Maodo ñu jóg taal lamp yi Maodo ñu jóg indi. fexe ba Thiès industrialisé Maodo ñun yooyu programme lañu am Maodo ñu bëgg nit ñi ci waa Thiès faju ñu bëgg Thiès dellu ca fa mu nekkoon ci loolu la ñuy dox Maodo donc su fekkente ni yàlla def na ñuy waajal loolu ci ay bisi néew donc bu ñu demee ba toog ba tënk ba pare maag ñun ñëpp dinañ ànd ñuy waxandoo ko parce que mënuma jóg ni wax te diisoowu maag ñoom ci liñ war a wax ak
Thiès waay donc bu soobee yàlla li may tënkee rek Maodo mooy ñun Thiès moo ñu soxal ñun. ay doomu aadama rek lan. donc suñu yéene la am liñ bëggoon waa Thiès am ko ñun tey jii pour fësal ni ñun waa Thiès ñun candidat lan. loolu rek moo doon sama butu tey jii émission bi. du leneen ak leneen maanaam wax nañ fi ay wax yoo xam sax du loolu mais tey c'était pour déclarer sama candidature à la mairie de Thiès Nord. mu bett ñëpp. bu bett ñëpp. fi nga ko njëkk a waxee fii laa ko njëkk a waxee. ci média waaw. ci média moom fii nga taxaw wax. non fii laa ko taxaw wax dama daan wax ay kii rek dinaa junj dinaa nangam mais kenn mësuma dégg ma dégg ko waaye tey moom fësee na naa samp sama candidature ca mairie Thiès Nord. kooku moom. waaw exclusivité la fii ci Sud FM seen rajo. jërëjëf Ousmane Diop ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi ñu doon déglu tam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci émission bi nga xamee ne moo di janoo bi nga xamee ne jamono bii Sénégal gi yëpp wërngal kàpp fépp foo xam ne fii am na Sud FM te wër nañ Sénégal gi yëpp ñu ngi synchronisé wu ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant tamit suñu yeneen bokk yi ñuy déglu ci yeneen diwaan yi ci beneen dimanche incha allah daañu di kàcc ci beneen gan jërë ngeen jëf wasalaam merci beaucoup jërëjëf